mbokk yi seetaan MMD Média salaamaaleykum ñu jàngandoo jàngalekat yi nga xam dañoo nekk ci section bu Guédiawaye Pikine ak Dakar te bokk ci CUSEMS mooy cadre unitaire des syndicats d'enseignants moyens et secondaires dañuy débrayer suba muy banque loxo bu bokkul ak grève li ñuy fayeeku mooy ñu fay leen seeni ay indemnité ci li ñu participer woon ci BFM ak baccalauréat parce que dañu leen a jëloon liggéey loo leen ku nekk ñu am fu ñu la orienté ba noppi ni la nangam la ñu lay fay muy sa indemnité ci déplacement yi nga def ngir superviser ak contrôler examen yi ni muy doxee xam ngeen ni ren classe yi def examen entrée en sixième certificat BFM ak baccalauréat def nañu examen yi naam waaye ak conditions yu metti lool ak ay conditions yu difficile laataa ñuy pousser ñuy jàngale nekk ci classe d'examen yi kenn ku nekk regagner sa lieu muy fi ngay jàngale dem jàngale ji fa accélérer cours yi ba ñu def examen kon ñooñu def nañu njàmbarte ñooñu nag def njàmbarte googu ñu am lu ñu leen dig muy ndàmpaay bi nga xam ne war nañu leen ko jox wax dëgg yàlla gor sa wax ja gouvernement bu Sénégal na wàccuwanteeg jox père de famille yooyu doon ko liggéeyal li dox seen diggante ak ñoom na ñu wàccuwante ak li war ci ñoom ndax dafa teel lool kan lañu koy wax nag gouvernement bi nga xam na ni àll bi bari na lool ay école yu abri provisoire la gouvernement bi nga xam ni àll bi ba ci taax yi bari na ay école yoo xam ne amuñu sax ay toilettes amuñu sax ndox bari na ay école yoo xam ne respecté wuñu sax mesure barrières yi bari na ay école yu seeni ay jàngalekat doyul dañuy obligé taxale tegle leen dakkase élèves yi ci biir classe yi ñu bari lool mënta ànd ak respecté mesure barrière loolu lépp boo ko dajalee faw mu am responsable kan la gouvernement bi nga xam ni moo war a tabax école moo war a fay jàngalekat moo war a saytu njàng ni muy doxee moom mi nga xam ni itam moo amal organisation examen yi bac BFM entrée en sixième moom mi war a fay ñiy contrôler tey superviser yooyu lay examen kon moom mooy responsable bi gouvernement boobu nag la ñuy interpeller encore une fois ni ko teel na lool école yi ubbeeguñu sax commencé def débrayage ci di fayeeku lu ñu leen ameel muy participation bi ñu defoon ci BFM ak bac ak entrée en sixième mais lan moo tax kon nguur gi sàggana noonu ci jamono ji nga xam ne jiitu woon na ko ay vieilles revendications muy ay jàmbat yu yàgg yu ñu amoon ay accord signé ko gouvernement bi war a wàccuwante ak moom te defu ko loolu lépp boo ko dajalee day wane ni liy xeeñ du neex parce que déjà diggante daaw ak ren li am ci ay perturbations ci wàllu njàng mi ndax Covid-19 li jaxasoo ci njàng mi ndax Covid-19 li yàqu ci njàng mi ni njàng mi sooxee lépp boo ko dajalee ñu bëgg cee yokkat xaat entamé année scolaire bi ci ay débrayage ak ay grève du def lu dul gën a yokk niveau bu suufee bu nekk ci njàng mi ci Sénégal jaaduwul loolu nañ ko jéem a régler jox leen seeni ay indemnité yu ñu daalante woon ak ñoom te continuer négociation yi ngir mën a sauver année scolaire bi jàngalekat yi déjà dañoo honnête ku nekk xam nga Covid-19 jaar gi mu fi jaar ak ni mu impacté mbooleem lépp lu nekk ci réew mi mais surtout milieu éducation kon nguur gi war nañ ci def kéemtulaay kantanam ba nga xam ni du am perturbation du am grève ndax jàngalekat yi mën nañu am compréhension parce que ay pères de famille lañ xam nañu situation bi ni muy dundee waaye dama ne koom-koom gi segam ci gouvernement bi la metti sakka pères de famille yi nga xam ne ay jàngalekat lañu te yaakaaruñu lu dul weer dee ñu fay leen yaakaaruñu lu dul indemnité yi ñuy fortaatu ci ay examen yu mel noonu loolu ku leen ko ameel boo leen ko joxul nga xam ni Covid bi la laal yow mi gouvernement laal na leen ñoom xam nga ne dina metti ci ñoom encore une fois nañ fexe ba li amoon at yi la weesu mu bañ a am ren ndax xale yi li ñu tardé daaw ci njàng cours de rattrapage yi ñu entamé ubbital l'école gi doyul mënut a remplacer li ñu perdroon lépp daaw ci ay heure kon na nguur gi farlu ba ngalawaay suñ njàng mi du yàqu ñu ngi wax ni confinement est-ce que du am ñu ngi wax ni est-ce que njàng mi dana continuer ci école yi ak Covid-19 bi nga xam ne toujours cas positif yi ñu ngi gën a yokku
kon gouvernement bi wax dëgg yàlla bu fekkee am na ku leen di yónnee message da nga leen di wax ni nañu gën a farlu ci éducation bi ndax am réew bu mu mën di doon ndaw yi dëkk ci réew ma ñooy aji ñiy tabax ëllëgu réew ma muy avenir ba ndaw yooyu ñooy avenir u réew ma te ndaw yi ci ëpp solo ci avenir u réew ma mooy ndaw yi am xam-xam xam-xam nag kenn du ko jox ay ndaw yu nekk ci am réew lu dul gouvernement bi ñu dénk moomeelu askan woowu kon gouvernement bi nañu def seen kéemtalaay kattan ngir mën a génne école sénégalaise ci situation bi nga xam ne tey moom lay jànkuwanteel jaa ngeen jëf suñu xalaat la méngale ko itam ak situation réew mi ni muy doxee surtout ci wàllu éducation ak ni mu commencé xaati am perturbation ci banque loxo gi nga xam ni waa CUSEMS moom la ñuy banque seen loxo ëllëg ak jàmm ci talaata ji yéen a ngi continuer di ànd ak MMD Média tey safoo suñuy xalaat suñuy vidéo yi ñu weccante xalaat ak yéen ci ni Sénégal di doxee ci ay domaine ak ay anam yu wuute mën ngeen joxe seen xalaat ci seen ay commentaire wala itam ngeen def ay proposition ci ay jàngat yoo xamante ni bi mun nañu ko def weccwante ci xel ak yéen ci ni Sénégal di doxee